nga xam moo di Awa Baldé. Finalement justice daal dina tranché. waaw finalement justice daal dina tranché muy lu neex ci benn côté waaye lu metti ci beneen côté balaa ñuy gën a développer est-ce que duñu bàyyi réaction Awa Baldé gis nañ ko ci réseau yi 13 heures la defoon waaw 13 heures la defoon live daal di wane naqar bi mu nekkee wane métit gi nga xam ne actuellement journée tey bi moom la ko amee donc to bi bu ñu ko mënee may rek en attendant ñu développer ce qui s'est réellement passé. yéen a yàq sama aduna yéen a tas sama sëy yéen a ma yàqal yéen a tax Sénégal yi xoolee ma bëtu li may wax du dëgg ki xaalis tiital mooy ki ko mënul maye mais man lu ma am joxe naa ko su ma ko yore nii sama loxo tant que jeexul sax du ma am jàmm billaahi kooku mënul tiit ci àddina ku tiit dëkkal fa ay nit te mosu leen laajte location ku tiit du jël garage am bàyyi fa ay mécanicien ñuy liggéey ci ñu maa ngi dugg ci 2 ans ren mosuñu ma jox 5000 francs sax mosuñu ma ko jox ku tiit mënul loolu yéen a tiit yéen a ñef-ñef yi ñi ma jàppee woon comme samay bopp di leen woowee grand ki ma ci gën a lor nag mooy Elimane Lam ndax bu nekkul woon Elimane Lam ci àddina dama bëgg mu leer bu nekkul woon Elimane Lam ci àddina ndeysaan di affaire bu daw yaram la waaw affaire bu daw yaram waaye dañuy daal di njëkkee rek ci li xew exactement après ñu daal di ñëw ci li nga xam ne moom moo di développement bi ak sortie bi nga xam ne Awa après bi juge bi tranché génn na daal di ko def mbir mi nag mu ngi remonté c'était en 2018 la daal di xewee ki nga xam ne nag moom moo di Awa Baldé moo jaayoon benn terrain bu toll ci plus de 7000 mètres carrés ki nga xam ne nag moom moo di Aziz Ndiaye ak Elimane Lam terrain boobu nag mu ngi foofee ca diwaanu Ngapparu la terrain bi daal di féete ci noonu nag bi ñu ko jaayee li nga xam ne moo di terrain bi c'était en 2018 waaye 2025 di décembre 2025 la ki nga xam ne moom moo di Awa Baldé daal di porter plainte def citation directe ki nga xam ne nag moom moo di Aziz Ndiaye ak Elimane Lam la ñu mën a wax daal di wax ne dañ ko daal di escroquer ci benn terrain boo xam ne boo ko estimé dafay toll ci li nga xam ne moom moo di plus de 125 millions de francs CFA ci noonu nag ci la coow li daal di tàmbali depuis 2025 ba léegi Awa Baldé ngi ci seex di ci yàbbi gisuñu beneen camp bi nag boobu ba léegi wax waaye gis nañu ki nga xam ne moom moo di moom mi nga xam ne moo porté woon plainte def citation directe boobee di Awa Baldé daal di ci génn di wax ci loo xam ne nee na ci benn vente boo xam ne bu ñu lu ñu ngi d'accord woon par exemple ci plus de 25 millions ci 7000 mètres carrés yooyu nekk ca Ngapparu waaye dañ ko daal di proposé woon li nga xam ne nag moom moo di benn kër buñ ko tabaxal ba pare jox ko caabi boole kook li nga xam ne nag moom moo di restant wu xaalis bi ci loolu nag bi ñu daal di dem ci d'après li nga xam ne moom la Awa Baldé daal di déclaré donc mu ngi noonu selon la déclaration ces déclarations elle avait accepté que l'acte de vente mentionné au prix de 50 millions de francs CFA donc loolu la jotoon a encaissé leneen li ci des dañ ko waxoon ne ko kër la boo xam ne dañ koy tabax ba noppi jox la caabi yi daal di la ci booleel ak beneen somme bu des ci noonu nag ki nga xam ne nag moom moo di la plaignante daal di affirmer n'avoir finalement perçu qu'environ 37 millions de francs CFA ci li nga xam ne moom moo di suñuy xaalis sans jamais recevoir la villa bi nga xam ne moom lañ ko daal di promettre ne dañ ko ci daal di teg ci noonu nag la daal di am li ko metti daal di wax ne terrain wu 7000 mètres carrés ngeen baal ma ca Ngapparu ku ko xam-xam ne jarul 50 millions ku wax ne 50 millions la ko jaayee wala moins de 50 millions waxul dëgg arnaque la dañ ko daal di arnaqué parce que lu ñu waxante la no moom nag daal di defu ko toutefois nag li nga xam ne nag moom moo di la division des investigations criminelles di DIC moom nag daal dina
ak classé woon li nga xam ne moom moo di dossier bi comme sans suite par le pôle judiciaire financière déterminant a poursuivi la procédure. Awa Baldé avait alors saisi directement le tribunal pour li nga xam ne nag moom moo di citation directe bi nga xam ne tey moom la yóbbu woon fi ki nga xam ne moo di Aziz Ndiaye ak Elimane Lam donc tribunal correctionnel lu mujj daal di dem def plainte bi ñu ne mel à la barre nag ki nga xam ne moom moo di Aziz Ndiaye dafa daal di nier catégoriquement accusation yi nga xam ne wala wax yi nga xam ne Awa Baldé daal dina ko wax lu jëm ci li nga xam ne nag moom moo di terrain bi l'administrateur de la société Aziz Business Company ABC a soutenu que c'est Awa Baldé moom ci boppam moom moo ko daal di proposé jaay ko terrain boobee de base terrain bi sax ab tool la woon y avait rien à l'intérieur tool kese la woon moom moo ko proposé topp ko ne ko ñëwal ma jaay la ko d'après li nga xam ne moom la ñu daal di wax ne Aziz Ndiaye loolu la daal di tontu bi mu taxawee à la barre ci noonu nag mu ne elle a finalement accepté de me céder le terrain pour 50 millions de francs CFA nee na Awa Baldé 50 millions de francs CFA la mujj conclure ak ki nga xam ne moom moo di Aziz Ndiaye jaay ko terrain boobee ci noonu nag ki nga xam ne nag moom moo di Aziz Ndiaye daal di wax ne terrain bi sax li ci Awa Baldé di ci wax li ci bari moomul terrain bi jëkkëram bi nga xam ne moom la doon sëyal moom moo ko moomoon te kooku sax ñu ngi wax ne environ bi mu koy am auparavant bi muy am terrain bi mu ngi ko amee environ 11 millions de francs CFA ci noonu nag donc Awa Baldé mi kii rek ni ñu koy waxatee dañ ko signaloon rek li nga xam ne moom moo di procuration lañ ko daal di signaloon ngir mu daal di jaay terrain boobu waaye moomu ko woon ci noonu nag gis nañu Awa Baldé di wax ndax vidéo yi génn léegi dégg nañ ko mu naan tas ngeen sama sëy daf mel ni njaayum terrain boobu ci prix bi nga xam ne moom la ko Aziz Ndiaye moom moo ko booleeg jëkkëram boobu nga xam ne tey moo moomoon terrain bi ba kooku jàpp ne xëy na jabaram moo ko daal di escroquer lekk xaalis bi ba mu indi ñoom ñaar seeni divorce seeni séparation d'après Awa Baldé ci li nga xam ne moom la daal di expliquer en tout cas luñ ci mën a wax mooy que ni affaire bi daal dinañ ko àtte tey ci li nga xam ne nag moom moo di pôle judiciaire financier donc li nga xam ne nag moom moo di verdict bi daal dinañ jox ki nga xam ne moom moo di Aziz Ndiaye di njiital ABC bu Jador daal di jox nañ ko dëgg ki nga xam ne nag moom moo di Awa Baldé gannaaw bi verdict bi jugee nag def na live tey 13h une partie ci live bi moom ngeen déglu noonu muy wax gis nañ ne mer na ba fu mer yem te gis nañ ne aussi mu ngi wax yenn kàddu yoo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne bu ko ay ñojam wala rectifié wul mën na juum ba wax lenn loo xam ne rek mën na ko indil problème ëllëg mu am ceek problème ak yoon en tout cas luñ ci mën a wax baara mooy que ni coow li boobu ba léegi ñu ngi ciy yéeg di wàcc di ñuy renvoyer que dem ko ñëwaat finalement yoon mujj na tranché li nga xam ne moom moo di dëgg bi te dëgg bi daf ko mujj jox ki nga xam ne nag moom moo di Aziz Ndiaye moomee di wax ne acte de vente officiel fixant le prix de 58 millions de francs CFA boobu la Aziz Ndiaye wane moom moo la lié moom ak Awa Baldé alors que Awa Baldé nee na desal nañ ko xaalis desal ko kër goo xam ne dañ ko ne woon dañ koy tabax ba noppi yëkkati caabi yi jox ko donc nag mu nekk loo xam ne c'est vraiment écœurant ñaari doomu réew yoo xam ne ay nit comme ni mu ko waxee rek nit la woon ak frère am nit la woon ak magam donc ñu dem ba wàllum suuf boole leen te gis nañu coow li nga xam ne tey moom la mujj indi yàq na diggante yu bare waaye xol yëpp tamit day daal di dem ci ki nga xam ne jigéen la di Awa Baldé parce que ñu bëri mu yërëm nañ ko ci réseaux sociaux yi gis nañu ni muy métitlu woo mbir mi ñenn ñi sax ci commentaire yi ñu ngi naan bés bu Awa Baldé lii bu taxee mu xaru est-ce que Aziz dina mën a toog ak conscience am ak wala ak mook Elimane Lam en tout cas luñ ci mën a wax mooy que ne yoon daal dina def liggéeyam daal di jox verdict bi ki nga xam ne moom moo di Aziz Aly Ndiaye. ok moom moo daal di gagné ñu jeexalee ko ak affaire Pape Cheikh Diallo ak ki nga xam ne ni moo di Kader bu Sen TV bi nga xam auditionné nañ ko foofu ca tribunal ba nga xam ne fa lañ ko wolu woon. waaw ba tey ci coowal borom ñaari tur yi la ñuy daal di ñëwaat rek di coowal li nga xam ne moom moo di coowal Pape Cheikh Diallo ak ki nga xam ne moom moo di et consort bu ñu ne Pape Cheikh SCI maanaam moom Djiby Dramé et consort ndax bu ñu naree lim fii ba suba yaakaar naa ne liste bi duñ ko daal di jeexal depuis 3 mois pour association de malfaiteurs contre nature
acte contre nature et transmission volontaire du VIH/SIDA, Kader Dia a été extrait ce mercredi de sa cellule de prison, puis conduit sous bonne escorte au tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye. Selon les informations exclusives de Seneweb, chroniqueur bi nga xam ne moom moo di Sen TV di Kader daal dina actuellement face au juge d'instruction du premier cabinet foofee ci tribunal bu Pikine Guédiawaye après son audition au fond concernant l'affaire Pape Cheikh Diallo et consort. L'inculpé regagnera la prison. maanaam ki nga xam ne moom moo di Kader gannaaw ba mu jàkkaarloo week juge bi ba noppi ba ñu daal di ko auditionné daal dina delluwaat ca kaso bi nga xam ne nag fa lañ ko génnee woon indi ko ca tribunal ba ngir rek mu daal di jàkkaarloog li nga xam ne moom moo di juge bi. Il est soupçonné d'être en couple mu ngi dañ ko soupçonné mu nekk couple ki nga xam ne moom moo di Pape Cheikh Diallo. Ousmane Kadior Cissé, le présentateur de la 7TV, également arrêté dans le cadre de cette enquête. D'après nos sources, le magistrat d'instruction a pratiquement entendu tous les suspects en détention dans cette affaire après le démantèlement. Donc mu ngi noonu, le magistrat instructeur a pratiquement entendu tous les suspects en détention dans cette affaire après le démantèlement de ce vaste réseau de présumés homosexuels par la brigade de recherche bu Kër Massar ak li nga xam ne nag moom moo di procureur Saliou Dicko. ñoom ñoo daal di tijji li nga xam ne nag moom moo di information judiciaire. boobu ba léegi gis nañu ne ñi nga xam ne tudd nañ leen ci mbirum association de malfaiteurs bi, acte contre nature bi, laal Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé, Ouzin Keïta et consort, ñoom ñëpp gis nañ ne boobu ba léegi ñu ngi leen di daal di génnee benn par benn ñuy janoog juge bi di wax ak ñoom. donc actuellement tijji nañu mu nekk li nga xam ne moom la ñu daal di tijji di l'ouverture d'une information judiciaire pour kaawu Pape Cheikh Diallo ak li nga xam ne nag moo di SCI wala et consort. effectivement na bu xam naa fa la ñu jaaree rek bàyyi la nga daal di wéyal waxtaan bi ak suñu invité bi nga xam ne moo di Bara Diouf Imama. Aïcha, dañuy daal di waxtaan ak invité bi nga xam ne moom moo di Bara Diouf Imama gannaaw bi ñu ko présenté